ni ngi leen ko waxee rek fi ñu toll ni ñu ngi dalal suñu gan ñi nga xamante ne ñu ngi ñu bàyyeekoo ci kuréel gi nga xamante ne ñoom ñu ngi wuyoo ci turu APT nag ab projet la bi nga xamante ne dafay yëngu ci mbirum entrepreneuriat fii si suñu réew di Sénégal. tey ji ñoom la ñu fas yéene dalal am ak ñoom benn jotaayu waxtaan ci li nga xamante ne moo jëm ci seen i ay yëngu. kon du yàgg rek ñu daal di ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moo di suñu émission bi di wax rek suñu technicien bi mu dëgtal ñu rek tuuti ay wéy ak Omar Pène. waaw mbokk yi yéen a ko déggandoor comme ni leen ko waxee rek ñoo ngi fii tey ci rajo rural bu Ñaani FM fréquence bi di 92.8 kaddu gi jógee fii ci Koumpentoum ci jamono yi ñu toll nag ci waxu bi yéen a ngi ànd ak seen mbokk seen xarit Assane Ndaw ci xarala gi ba léegi moom moo leen fi toogal. fas yéene rek ni ngi leen ko waxee sànq dalal suñu gan ñi nga xamante ne ñoo ngi bàyyeekoo ba Tambacounda. ci li nga xamante ne nag moo di benn projet bi nga xamante ne mu ngi wuyoo ci turu APT wala boog ONG boo xam ne mu ngi wuyoo ci turu APT. APT nag bu ñu ko mënee tekki ci kàllaama Kocc moo di amélioration des performances de travail et de l'entrepreneuriat au Sénégal maanaam naka la ñuy mën a def ba gën a jëmmal wala boog ñu gën a jox gëdd li nga xamante ne moo di mbirum liggéey ak loolu nga xamante ne moom la ñu tuddee entrepreneuriat fii ci suñu réew di Sénégal. dañuy daal di bàyyi rek suñu gan ñi kenn ku ci nekk wax ñu turam ak santam laata ñuy dugg ci li nga xamante ne moo di poñ yi ñuy waxtaanee tey. jërëjëf monsieur Ndaw jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm ci dalal bi ñu dalal ci sa rajo bi di nuyu aussi ñëpp waa Koumpentoum mi nga xam ne ñu ngi déglu tey rajo bi man nag maa ngi tudd inspecteur Serigne Mbaye Sy Guèye di coordonnateur éducation formation yore lépp loo xam ne dafa jëm ci éducation formation ci cadre projet bi di APT Sénégal. jërëjëf yéen a ko dégg Serigne Mbaye Sy Guèye beneen naataango mu ngi ci wetam. jërëjëf Ndaw maa ngi nuyu ñëpp ñuy déglu rajo bi fépp ci Tamba maa ngi nuyu suñu auditeurs yi surtout ñu nekk ci CFP Tamba yi foofu la projet bi di yëngu. man maa ngi tudd Jean-Marie Edouard Biagui man maa teewal projet bi biir Tamba. jërëjëf kooku moo di Jean-Marie Biagui yéen a ko déggandoor ñu tey jii ñoom la ñu dalal li nga xamante ne nag moom la ñu fas yéene waxtaanee tey dinañ leen présenter li nga xamante ne moo di li nga xam ne moo di rubrique du jour maanaam poñ yi ñu fas yéene waxtaanee ci bis bi. dinañu leen dégtal itam benn waxtaan wala boog benn interview bi nga xamante ne defal nañ ñu ko ci terrain bi mu di ab reportage bi nga xamante ne amal nañ ko ci loolu nga xam ne moom moo di APT. naka noonu itam dinañ daal di waxtaan ak yéen ci actualité du jour du projet waaw présentation des invités waaye itam bu ñu paree foofu dinañu def benn annonce boobee nag mu ngi jëm ci calebasse aux lettres. incha allah suñu fa noppi itam dinañ leen daal di dégtalaat benn jingle bi nga xamante ne mu ngi ñu jóge ko ci APT Sénégal. li nga xamante ne nag moo di suñu jotaayu waxtaan bi tey dañu koy dalee rek ci juddug APT Sénégal. jërëjëf sa Ndaw comme ni nga ko waxee APT Sénégal ab projet la maanaam APT boo koy faram-fàccee mooy. amélioration des performances et de travail et d'entrepreneuriat donc n'est-ce pas du Sénégal donc mu nekk projet boo xam ni bi muy juddu maanaam dafa ñëw wuyu si
woote boo xam ni président de la république son excellence Macky Sall moo ko woote woon parce que noo nekkoon ci assise de l'éducation bi ngeen ne ci assise de l'éducation président ni moom li mu bëgg ci njàng mi mooy jëmmal lépp loo xam ne dafay jëm ci science ak mathématique ak technologie ak entrepreneuriat bi waxee loolu ci la américain yi ci benn fondation bu naan Mastercard Foundation ñëw tontu président de la République ñëw dimbali ko jàppale ko ci maanaam nu muy def ba développer li naan entrepreneuriat ci njàngum Sénégal ci loolu ci la apte juddoo donc su fekkee Mastercard moo financé projet bi ki ko taxawal Sénégal moom la naan EDC maanaam muy benn ONG bu naan EDC Education Development Center maanaam boo koy tekk ci français mooy centre de développement de l'éducation moo taxawal Mastercard Foundation au Sénégal pour moom mooy mettre en œuvre projet bi ci réew mi projet bi nag mi ngi intervenir ci Kédougou région Tamba région Kolda Sédhiou ak Ziguinchor ak Diourbel ak Thiès ñaari ministère seq ko bi ministère de l'éducation nationale ak ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat maanaam kon projet bi dafa yëngu ci collège yi dana yëngu aussi ci centre de formation yi collège yi nga xam ni ñi ngi dépendre ci ministère de l'éducation nationale ak centre de formation yi nga xam ni dañuy dépendre ci ministère de la formation professionnelle région bu nekk nag dafa am benn ONG bu ko fa taxawal maanaam boo jëlee Tamba ak Kédougou benn ONG bu naan IMCA moom mooy doxal projet bi ci ñaari région yooyu boo demoon Kolda Caritas Kolda moo ko fay doxal boo demee Ziguinchor Caritas Ziguinchor moo ko fay doxal boo demee Diourbel ak Thiès benn ONG bu naan jeunesse et développement moo fay doxal projet bi donc ci juróomi ci région yi daal maanaam région Diourbel Kédougou Kolda Sédhiou Tamba ak Thiès ak Ziguinchor ci phase bi ñu nekk di phase pilote ci la projet bi di doxee suñ paree nag li ñu bëgg mooy yaatal ko ci collège yëpp ak centre de formation yëpp xam dafa nekk ci Sénégal su ko defee projet bi comme ni ko wax rek mooy nu ñuy fexe ba ci xale yi nekk ci collège yi ak xale yi nekk ci centre ak ñi nga xam doo nekk ci centre de formation professionnelle yi nu ñuy defee ba jàngal leen nu ñuy mën a liggéeyee ak nu ñuy mën a defee seen nekk ay entrepreneur maanaam jox leen ay jumtukaay jàngal leen xamal leen yan taxawaay lan war a taxaw ak yan jikkoo leen war a am ak lu ñu war a def ba nga xam ni ëllëg si biir dañu mën a bu ñu amee liggéey dañu ko mën a fonk def ko nu mu waree dañu mën a xam aussi nu ñu wutee liggéey bu ñu ko amee aussi dañu xam nu ñu koy téye mbaa nu ñuy fexe ñoom ba mën a demal seen bopp doxal seen bopp seen affaire bopp. donc noonu la leen koy jàngale ci ni la koy jàngale nag mooy ci ay module maanaam ay leçons yoo xam ne ay professeurs ñoo leen koy jox ñoo leen koy jàngal professeurs yi leen koy jàngal du leen jàngal ñu koy jàngale xale yi ba noppi. ci la ñu commencé kon di ko jàngale bu dee ci collège yi ñu koy commencé ci xale yi nga nekk doon nekk 6e ànd ak ñoom ba 5e ba 4e bu dee ñi nga xam doon nekk ci centre de formation professionnelle yi ñoom ñu ngi leen koy jàngal bu nekkee première année ba 2e année ba 3e année maanaam donc bu dee xale yi nekk collège yi am na fukki module yoo xam ni dafay yëngu ci mbir leen jàngal affaire entrepreneuriat bu dee ñi nga xam doon nekk centre de formation professionnelle yi am na juróom-ñeenti module yoo xam ni moom leen di jàngal lu jëm ci wàllu entrepreneuriat donc loolu moom ay cours la yu leen di jox cours yooyu nag dafa am aussi pour xale bi mën koo jëfee dafa am loo xam ne duñ ko tuddee activité pratique loo xam ne gone gi du koy jëf donc am na ay club yu def ci école yi ay club yooyu nag ci la xale bi li nga xam ne moom la jàng moom lay mën di jëmmal di ko jéem a doxal ci biir club yooyu waaw. donc soo jëlee module yooyu nag dana ko jàngal na la xale ba war a gëmee boppam na la war a xale boppam na la mën a gëmee gëm boppam na la mën a def aussi ba nga xam ne dana ëllëg si biir kam lii laa bëgg mais su ma bëggee lii nii laa war a def pour am n'est-ce pas pour am loolu su ma ko amee aussi nan laa ko woon a téye dana ko wax aussi maanaam booy nekk ki nit nan ngay mën a jëflanteeg nit ñooñu ci wàllu wax ci wàllu communication maanaam nan ngay communiquer nit ñi nan ngay war def mën a liggéeyandoog nit ñi
boo nekkee chef aussi nan ngay def ba mën a juboo ak ñi lay liggéeyal. nan lay def aussi yow bu fekkee da ngaa nekk chef da ngaa nekk ko xam da ngaa embauché ay nit di leen liggéeyloo lan mooy sa àq ak yelleef yow ak lan mooy àqu yelleefu ñi lay liggéey donc yëpp dañ koy jàngal gone gi. ci sa wàllu liggéey aussi lan moom nga ci war a moytu ci wàllu loo xam dafa lay lor mbaa dafa lay gaañ maanaam ñaan hygiène et sécurité li nga xam ni fa ngay liggéeyee lan nga war a moytu lan nga war a def ba nga xam ne yow da nga mën liggéey ci jàmm génn ceeg jàmm bu fekkee aussi maanaam tolof am na nan ngay fexe ba tolof boobu nga génn ci donc yooyu dafay nekk yoo xam dañ koy jàngal gone gi. nan ngay fexe aussi bu fekkee da ngaa am sa benn affaire boo war a def nan ngay mën a def ba nga xam ne li ngay yëngu nan ngay def ba mën a ñoŋ nan ngay def ba am ay client nan ngay def ba xale bi aussi buy jàng aussi depuis bu nekkee 6e dana ko jàngal yow. lii laa bëgg a def man su ma àggee 3e fii laa bëgg a étude yi laa bëgg a def kon nag su ma bëggee def étude nii fii laa war a jaar fii laa war a jaar ba nga xam ne gone gi bis bu demee ba 3e bis bu amee diplôme du am problème naan man damay fii la dana xam déjà depuis 6e dana xam lii war a def maanaam lu ko orientation professionnelle. parce que loolu dafa nekk lu sooxe suñu njàng mi day gis koo xam dafay jàng ba 3e mbaa mu dem ba université du xam lan la war a def ci àdduna. donc laaj na kon ñu jàngal ko mu teel a xam boppam ba nga xam ne bu nekkee 6e rek mën a préparer boppam ba nga xam ne bis bu demee ba mu 3e bu demee bu nekk 3e ba moom diplôme am dana xam moom li mu war a def ak lam ci war a taxawee loolu tuddee orientation professionnelle. maanaam daal ci gàttal ci yooyu la module aussi dana ko jàngal parce que léegi xarala yu bees yi moo leen culture numérique léegi internet baa ngi fi WhatsApp baa ngi fi lu ne Facebook ngi fi te xam na lépp xam na ni ci xew léegi. am na ay dérive maanaam ay vraiment baax na mais am na quoi fu mu bone am na module boo xam ne dañ koy tuddee culture numérique maanaam gone gi déjà ñu koy wax lan moo yan danger moo nekk ci jumtukaay yu bees yi ak su ko bëggee jëriñoo nan la koy jëriñoo lan la ci war a moytu parce que loolu aussi dafa jar xale yi léegi xam ko léegi parce que jumtukaay yu bees yi mi ngi jëriñ sax ndaam mais aussi am na foo xam ne mi ngi fa yàqu lu bare maanaam ci gàttal donc loolu daal mooy yi nga xam ni ay module la maanaam ay leçon bu ma ko tënk ci wolof moo xam ni professeurs yi dañ koy jàngal ndaw ñi nekk ci collège yi di ko jàngal aussi ñi nga xam ni jàngal liggéey ci centre de formation professionnelle yi. jërëjëf Serigne Mbaye Sy Guèye su ma déggee sa tontu bu baax a baax dafa mel ni daal apte dafa ñëw indi li olof daan wax naan. di ma may jën bés bu set jàngal ma ni may nappee moo ma ko gënal parce que bu ma xasee ba xam ni may nappee dootuma aajooti di dem si kenn naan ko may ma jën damay xëy rek demal sama bopp nappali sama bopp jën bu ma neex. jërëjëf mais da ngeen ne projet te projet boo gis dafa am durée de vie léegi nag ñu bëggoon a xam projet apte maanaam durée de vie am ñaata la. maanaam projet apte fi ñu toll nii commencé woon na sax boo xool man ne commencé woon depuis 2016 xëy na. ndax projet bi juróomi at la maanaam 2021 la jeex kon nag at yi ko jiitu ay 2016 xëy na ci la ñu nekkoon di maanaam di tënk bagage yi nga xam ni moo war a jëmal projet bi maanaam jumtukaay yi téere yi ni jàngee formé jàngalekat yi ak yooyu yëpp mais kon day dem ba 2021 moom loolee jeex maanaam phase pilote bi 2021 la su ñu demee ba 2021 nag natt ko xool li ciy sooxe defaraat ko. parce que li Sénégal bëgg mooy mu law ci école Sénégal yëpp région yëpp maanaam dugal ko ci njàngu gone yi maanaam entrepreneuriat dafay bokk léegi ci programme xale bi depuis 6e collège depuis première année CFP am na lu ma ci rajo ko aussi projet bi aussi am na wàll ci université day laal aussi université am na branche boo xam ne université maanaam étudiants yi aussi ñu leen di gunge jàppale leen ñu itam ba li ngay wax léegi d'accord ñu mën a ëllëg ñu mën a napp pour jëriñ seen bopp waaw donc. jërëjëf kooku moo di Serigne Mbaye Sy Guèye bi nga xamante ne tey jii moom moo toogal fi nga xamante ne moo di projet apte dégg ngeen li mu wax nee na projet apte mu ngi yëngu si juróom-ñaari région ci biir réewum Sénégal waaye nag tey li ñu soxal ñun tey moo di région Tambacounda ak région bu Kédougou nee na fii ci Tambacounda. kuréel gi nga xamante ne moom lañ dénk yënguy apte yi moom moo di IMCA ñu bëggoon a xam itam nag ci li nga xam ne moo di yëngu yooyu parce que da ngeen wax ne gouvernement Sénégal moom moo laaj ne nañu dugal programme boobu ngir man di orienter xale yi
pour képp koo xamante ne jàngati nga balaa ngay àgg fa fi ngay bayee saw jàng nga mën a xam man mii lan laa war a mën a doon ni ëllëg maanaam sa orientation nga xam ko ndax léeg-léeg da ngay jàng ba pare ñëw taxaw doo xam ban tànk nga war a seqi ak ban liggéey nga war a dugg liggéey bu ñu la jox mu yàqu ci say loxo loolu dafa nekk lu am solo wax nga itam nga ne bu dee seen sago dana dem ba dugg ci école yi Sénégal yëpp léegi nag bëggoon nañ xam yan école ngeen commencé waale. waaw dëgg la ni nga ko waxee dëgg la fi mu nekk nii ci maanaam boo jëlee région Tamba maanaam centre de formation professionnelle yi nga xam yëpp mu nekk Tamba daanaka ci région bi jël na leen boo dikkee Tamba par exemple juróomi centre moo fa am muy lycée technique muy centre de formation muy CFE ba muy Farameka muy centre Don Bosco muy ak école bu naan ISETA yooyu ay centre mooy centre de formation yi nga xam ni moo nekk Tamba yi nga xam ne fa la xale yi am na xale yi na fi dem di fa jàng di fa def formation. Bakel aussi am na fa ñetti centre de formation Bakel xam nga Bakel am na centre am na CFP1 am na CFP2 am na aussi CFP bu Kidira maanaam kon boo doon xool région Tamba rek maanaam juróom-ñetti centre yi nga xam ne moom région Tamba projet baa nga fay yëngu boo demee nag Kédougou moom daanaka am nay collège am na aussi ay centre de formation professionnelle mais Tamba moom juróom-ñetti centre formation yi fi nekk diggante Tamba ak Kédougou ñoom projet bi mi ngi dox foofu bu baax a baax a baax a baax a baax. léegi bëggoon nañ xam itam bu fekkente ne tey jii man jóg naa bëgg a dugal sama doom ci centre de formation yooyu ban yoon lay jaar maanaam yan dossier lay fournir est-ce que aussi am na loo xamante ne bu weer deexee moom laa war a jox waa centre bi. waaw dëgg la xam nga bu mën a laa par exemple projet bi bu dee collège yi mi commencé sixième dañ topp gone gi sixième jàngal ko parce que nee naa fukki module moo am ci moom la war a jàngal xale bi nekk collège maanaam bu nekk sixième dana ko jàngal ñeenti module nan lay gëm boppam nan lay yenn jikko la war a am su fekkee dafa mën a bëgg a nekk njiit nan la war a def pour man di nekk liggéeyoo ay moroom ak di wax ak ñoom di communiquer ak ñoom yooyu dañ koy jàngal bu demee cinquième ñu jàngalaat ko yeneen ñeenti module bu demee quatrième ñu jàngal ko ñaari module ba nga xam ni ba noppi nag am na yeneen activité maanaam à part li muy jàng ca école ba am na une activité pratique maanaam dañ leen des fois ñu yóbbu leen ñu dem ci benn entreprise xool waxtaan ak borom entreprise ba fan la jaar nan la def baag si fii xam nga yooyu aussi day baax parce que souvent xale yi dina yaakaar ni rek état moo def lépp te dunoo xamul ni da ngay gis koo xam ni bi muy commencé ci dara boobu amul dara tey nga gis ko mu réussir ba am lu bëree bëri kon moo tax ci seen formation ñuy bëgg am di leen organiser activité di leen yóbbu ñuy waxtaan ak ay chef d'entreprise di visiter entreprise di gis ñoo xam ne peut-être même sa koñ bi nga dëgg sax def gis koo xam ne peut-être ci ñaar téeméer la commencé tey nga gis mu am bitig bu rëy bay nu mu tëddee kooku day baax kon muy xale yi dafa dem mbaa ñu ko indi ci école bi waxtaan ak gone gi fan la jaar baag si fii ba nga xam ne xale bi xam ne ëllëg moom itam war naa mën a jaar fii ba def lii yooyu donc activité pratique la comme ni ko wax aussi nag su fekkee nag bu demee ba quatrième ñu jàngal ko ubbi bëtam fekk mu visiter ay centre mu xam ni kon bu demee ba troisième mbaa bu demee ba mu diplôme am bu ko neexee mën naa continuer njàngam ci lycée yi mbaa bu ko neexee aussi mën naa mën naa def formation ci centre de formation yi waaw loolu aussi dañ ci tàggat gone gi ubbi ay bëtam ba xam ne moom bu demee dem sax ba même ba avant mbaagu troisième balaa am diplôme su xoolee bopp parce que loolu dañ koy jàngal mais premier module bi nan nga war a gëmee sa bopp nan ngay jàngee nan la lay jàngale pour yow nga xam sa bopp xam loo mën ak loo mënul yow boo nga natt sa bopp donc gone bu demee ba jamono mu natt boppam ni man man de xëy na li may jàng mën ma cee nuti waaye su ma defoon lii ci lay gën ba nga xam ne gone gi sax xëy na balaagu troisième mën na choisir ni man damay dem jàngi métier may def formation donc dafa nekk accompagnement ak gunge bu ñuy gunge gone gi jàngal jox ko ay jumtukaay yoo xam ne dana ci mën a natt boppam xam yoon ban lay jaar ak nan la war a def ba nga xam ne su bëggee def lii dana fa jaar loolu la module jëriñ
waaw sama laaj bi ba tey tontu bi ma bëgg jotaguma ko ndax dama ne bu fekkee ci centre de formation bi la ndax su weer deexee am na lu jàngalekat bi war a jot ci ki muy jàngal maanaam payoor ndax am na lu mu war a fay par weer. bu fekkente ne ci collège bi la itam ndax da ngeen naa recruter ay professeur dugal leen foofu état bi da leen fay wala ndax apte moo leen di fayal bopp. xam nga damaa ne ci njëlbéen nga ni la projet bi ministère de l'éducation nationale moo koy doxal ak ministre de la formation professionnelle maanaam duñ ko dugal déjà ci jàngu xale bi. maanaam dëkk région boo dem xëy na lawagul ci yëpp nag mais région boo dem tànn nañ fa ay écoles yoo xam ne fa la ñu koy natte maanaam fa la ñu koy expérimenté ba xam lan lay jur ci école yooyu ñu tànn di fa doxal projet bi maanaam jël nañ fa ay professeurs yooyu du leen a formé jàngal leen nan la war a jàngalee module yi nan la war a accompagner xale yi nu leen di war a encadrer waaw foofu moom bokk na ci programme xale yooyu si seen emploi du temps daf ci bokk seen programme ñu koy saytu foofu moom kon doo fay dara ndax professeur bu dee centre formation bi aussi ña fay jàngale formateur dafay jàngale ñoom itam du leen a former pour ñu jàngal dafay jànge ba noppi dugal ko ci seen programme moom itam dugal ko seen i emploi du temps maanaam dafa bokk seenum njàng n'est-ce pas waaw ci leen sax dafa bokk seen programme léegi duñ ko ciy dugal suñ ko dugalee ci école yooyu ñuy tànn ba noppi nag wala centre yooyu ñu tànn ba pare suñ ko nattee ba nga xam ni léegi jubbanti na di nga xam rëq-rëq yi nekk gouvernement bi mébétam mooy lawal ko ci école yi Sénégal ci centre de formation Sénégal yëpp lawal ko ci collège yëpp ba xam ni xale yëpp dañu ci mën a jëriñoo maanaam su fekkee nag yow parent bi da nga am sa doom mu bëgg a dugg par centre formation am na ab centre formation yoo xam ni gouvernement bi moo ko moom ña fay jàngale gouvernement moo leen di fay maanaam mu tuddee ay centre privé am na aussi ay centre privé am na public gouvernement moo ko géré ña fay jàngale gouvernement moo leen di fay programme gouvernement bi la donc kooku kenn du fay dara xam nga mais su fekkee ne privé la privé moom yaay dem formation bi nga bëgg nga ni formation bi laa bëgg ñu la formation bu bëgg a bëggee lii maanaam mais nag ci wàllu projet moom xam-xam njàng moom fay jàng kooku moom professeurs yi koy jàngale formé nañ leen bokk na seen programme dugal nañ ko seen emploi du temps waaw yow nag waajur élève bi nag soo bëggee sa doom dafa bëgg a def formation ba day dem centre formation ba laaj nan la fay duggee xam nga day fay wala bi fay ñaata la su fekkee xam nga formation mën ngaa def formation mën nga tey man damay def wàllu affaire restauration kii tey man dama bëgg a jàng ñëw couture kii tey dama bëgg a def coiffure kii man dama bëgg a jàng lii dama bëgg a jàng lii donc il faut nga dem ca centre formation ba nga wax li nga bëgg a def ñun la soo bëggee def lii fii ngay jaar mais li wóor gone gi moom bu dee xale yi bi nekk 6e ci cadre projet bi balaa àgg 3e moom dañu ubbi ay bëtam wan ko ni ko mën ngaa def lii waaye su bëggee su bëggee def formation yi mën ngaa jaar fii. jërëjëf kooku moo di Serigne Mbaye Sy Guèye yéen a ko dégg ci leeral yi nga xamante ne indi na ko si xanaa rek di leen fàttali ne yéen a ngi déglu rajo rural bu Ñaani FM fréquence bi di 92.8 li nga xamante ne nag moo di jotaay waxtaan bi ñuy séq ak aptu nee naa leen dinañ ko man di am àllarba bu jot bu ñu demee ba fukki waxtu toftal ñeent fukki simili ak juróom di wax itam nag ne incha allahu rabbi di wax rek ne li nga xamante ne mooy suñu prochaine émission dinañ waxtaan ci li nga xamante ne moo jëm ci orientation scolaire ak li nga xamante ne moom la ñu tuddee professionnalisme waaw ak li nga xam ne moo di professionnel jeunes yi enjeu bi ak défi bi loolu yëpp dinañ ci waxtaan incha allah ci suñu yeneen i jataay yi waxtaan di leen fàttali ne fukki waxtu ak benn moo toftal juróomi simili fii ci suñu rajo rural bu Ñaani FM fréquence bi di 92.8 ñu toog fi tey ak Serigne Mbaye Sy Guèye ak ki nga xamante ne moo di Jean-Marie Biagui di wax rek ne numéro téléphone bi nga xamante ne man ngeen ci woote jot ngir laaj seeni ay leeral mooy 77 807 95 14 77 807 95 14 laaj bu ngeen laaj rek incha allah
kooku mooy WhatsApp bi ku si mën a bind itam yónnee ko si WhatsApp 77 807 95 14 laaj dinañ la tontu incha allah suñu prochaine émission dinañ la indil ay leeral ci li nga xamante ne moo di sa laaj boobu. rawati nag ñi nga xamante ne tey jii ay élèves lañ di jàng soxla loolu nga xam ne moom la ñu tuddee entrepreneuriat waaye du ñu def rek lu mooy déglu benn reportage bi nga xamante ne kii di Jean-Marie defal nañu ko foofee ca Tambacounda mu jëm ci ñi nga xamante ne jot nañuy aw ak ñoom. maaleykum salaam monsieur Biaye. yow noo tudd. Micheline Layat Malo. waaw Micheline tey moom ñu ngi ci seen fête bu ñu tuddee journée de l'entrepreneuriat c'est vrai que ay at ñu ngi def ay journée waaye journée bi bokkul ak yéen yi ndaxte tey da ngeen di jàng lu bëre wone lu bëre lu jëm ci entrepreneuriat waaye balaa ñuy dugg ci fête gi bëgg naa nga wax ak man si module app yi ngeen jot a jàng ren lañ la leen njëriñ. man Micheline lu ma jot a jàng ci module yi xamal na ma lu bëri tax na ma xam may kan ak fi ma war a jëm te dinaa gën a xarañ ci lu ma soxla xamal na ma tamit nan la ñuy waxee ak nit moo xam ban nit la ci sama biir wax dina leer nañ lu ma ci xamul naa ci poser question waaw dinaa laajte te jàngal na ma tamit nan la ñuy waree liggéey ni ñuy waree liggéey moo xam ci réseaux sociaux yi la professionnel wala ci wàllum bind kayit la wala ci bërëb liggéeykaay yi. ah jërëjëf Micheline gis naa ne comprendre nga tuuti lu ñu leen jàngal waaye yow tey yow lan ngay wax say morom say xarit ñuy jàng comme yow. lenn rek laa leen mën a wax mooy nañu gën a takku ci module yi parce que dafi am njëriñ torop am nañ fi njëriñ dangay xam yow yaay kan foo bëgg jëm ak lan nga bëgg. jërëjëf mademoiselle Micheline. waaw yéen a déggandoor kooku di Micheline bi nga xamante ne jaar na ci projet apte jàng na fa génn na dégg ngeen li mu wax ne moom la amee xam-xam ci loo nga xam ne moo di projet apte doyen Serigne Mbaye dégg nga reportage bi nga xamante ne defal nañu ko Jean-Marie ñu bëggoon a xam rek ban gis-gis nga am ci élève boobu mu di Micheline. waaw damay bëgg jëbal kàddu gi Jean-Marie Biagui comme moom moo taxawal projet bi foofu ci Tamba te mu activité boobu moom moo jiitu na gone yi mu leer leen maanaam activité boobu lan la jublu woon ak nu mu gisee maanaam wax ji xale bi wax kon jox kàddu gi Jean-Marie. waaw yow tey bu fekkoonte ne da nga toog fële di déglu émission bi dégg li nga xam ne moom la xale bi wax ne bi mu duggee apte moom la fa jëlee ak moom la ko apte jëriñ yow boo ko doon jugé tey lan ngay wax. très bien xam nga apte moom mooy programme yi wax mais mu di lu ñu koy jàngal li ma koy wax kon moom déjà moom gis na njëriñ bi maanaam leçon yoo ko professeur bay jàngal ca école ba mi ngi commencé gis njëriñ li. parce que dégg nga ci kàddu mu ne man léegi jàngal na ma nu may waxee wax ju leer jàngal na ma nu may jëflanteeg seen morom parce que am na module boo xam ne ñu tuddee communication interpersonnelle maanaam booy liggéey ak ki ngay liggéey ak en tout cas koo nekkal nan nga war a xam moom wax ju leer nan nga mën a sàmme sa wax nan nga mën a bu nit ki wax nan koy déglu nan ngay mën a jëflanteeg ñi ngay liggéeyal donc kooku leçon la kon moom maanaam da wane ni moom leçon boobu moom daanaka mbokkal na ko. ak gëm sa bopp aussi gëm sa bopp mooy daanaka dafa bëgg ci premier module moom module 1 bi waxoon naa la ko sànq mooy xale bi nan ngay mën a xamee nan ngay mën a nattoo sa bopp gëm sa bopp xam fa nga bëgg a jëm ak nattu yow fii fu bëgg a jëm fan laa war a jaar ak yenn jumtukaay laa war a am donc loolu aussi dañ ko koy jàngal ci école ba
ni ko soo bëggee gëm sa bopp nii ngay def pour gëm sa bopp nii ngay def pour am ni mën ëllëg laa bëgg a def li nga bëgg a def aussi fii ngay jaar donc yooyu aussi wax na ko ci maanaam moom boo dégloo première année la nekk première année maanaam ñeenti modules ñu koy jàngal première année moom lay wax noonu parce que bokk na ci li ñu koy jàngal ci première année donc wane ne moom jël na mi ngi ci commencé gis njëriñ jërëjëf Serigne Mbaye Sy Guèye yéen a ko déggandoor Jean-Marie bu ma xalaatee bu baax li nga xamante ne mooy APT dafa nekk projet boo xamante ne dafay ñëw ngir jubbantiwaat doomu aadama bi gën ko teg ci yoon gën ko jàngal itam li nga xamante ne tey mooy boppam ndax doomu aadama bu ci nekk war nga xam sa bopp war nga xam yow yaay kan war nga xam lan nga bëgg war nga xam li nga bëgg nan nga mën a def ba jot ko mooy li ñuy wax naan kenn ku nekk yaa xam nan ngay tojee sa bopp janax nan nga mën a def ba li nga bëgg nga négocier ak doomu aadama yi ba am ko. ci journée de l'entrepreneuriat yow def nga reportage daje nga ak ndaw soosu laaj nga ko mu wax na la li nga xamante ne moom la gis ci projet APT. tey yow boo doon analyser wala boo doon juger ndaw soosu lan nga ñu si wax fii ci rajo Ñaani FM. lu may njëkk wax dinaa leen ne te ndaw soosu jot naa jàng lu bëre te lu mu jot a jàng xam ne ci dara suñu jëlee si lu mu njëkk a wax muy maanaam la connaissance de soi xam na boppam léegi mu ne moom xam na boppam ci reportage bi. xam na boppam xam na nu muy defalante ak nit ñi soo jëlee deuxième chose bu mu wax nee na moom léegi xam na nu muy waxee ak nit ñi xam na nu muy comporté wu en public ak ñeneen ñi tamit soo jëlee troisième chose bu mu wax nee na moom léegi xam na nu ñuy utee liggéey ba xam ci réseaux sociaux yi professionnels yi ba xam ci yeneen jumtukaay yi yu ñuy utee liggéey mais tamit xam na nu ñuy bindee leetar pour wut liggéey xam na tamit béréb yu ñuy utee liggéey. béréb yi ñu uti liggéey te loolu soo seetee ba seet mën naa la ne xale bi moom léegi mënuñu dara ci moom lu dul di ko gën a jàppali lu tax ñu koy jàppali ndaxte xam na moom lu mu jàng ci APT déjà mokkal na ko waaye tamit mu ngi bëgg tamit ay moromam def ñi moom gën a jàpp ci APT lu may wax toujours mooy xale yi daal faa ñi jàppali leen lu tax ñu leen di jàppali soo gisee ñun approche bu ñu am mooy maanaam xale bi dañ koy njëkk a jàngal ñu mettre ko en situation si AGR lu ñuy def activités yi soo gisee activité bi bu ma defee reportage bi club d'entrepreneuriat moo ko organisé journée de l'entrepreneuriat soo seetee ba seet tamit am na yeneen activités yu ñuy def comme lu ñu tudd AGR dañuy xool mise en situation la dañuy xool ndax xale yi suñu leen joxee ñoom bés benn entreprise wala ñu jox leen benn business bu ndax dinañ ko mën a gérer bu baax suñ ci jógee xale yi tamit dañ leen di gunge ba ñu mën a def stage suñ ci jógee léeg-léeg si stage yi sax ñu mu am su nekkee benn entreprise la nekk entreprise boobu mën ko jël c'est war vraiment la formation vers l'emploi et de l'emploi voire à l'auto-emploi ñun loolu lañ koy gisee loolu te APT moom fu mu nekk établissement bu mu mënta nekk day def tout xale yi mën a xam lu ñuy def waaye tamit xale yi bëgg lu ñuy def dalay jàppali nga gën a xarañ ci lu ngay def soo seetee ba seet soo déglulee reportage bi xale bi nee na léegi gën naa xarañ ci lépp lu may def loolu la APT di yëngu. Jean-Marie bëggoon naa xam itam wax ngeen ne projet bi bu mu commencé ak léegi yàggut yéen a ngi woon ci tëgg jumtukaay yi ak yoon yi ngeen di mën a jaar ba dugg ci programme bi wax ngeen ne durée projet bi juróomi at la. ndax bi ngeen commencé ak léegi am ngeen ay produits finis maanaam ñoo xamante ne jàng nañ ci APT tey jii am nañ seen entreprise ci bopp ñu ngi doxal. tey jii nii fii ñun ONG locale amaguñu ndaxte ñun ñu ngi mën naa ne suñu deuxième année sur le terrain daaw commencé nañu fee ca Kédougou ren ñu ngi ci Tamba waaye xam naa ba déwén wattu yi dinañ am produit fini. ndaxte xale yi déjà dañoo yàkkamti produire dañoo yàkkamti nekk ay producteurs ñoom yu seen jëm bopp donc yaakaar naa ne man ren ji amaguñu waaye déwén yaakaar naa ni nañ am ci wattu yi waaw xale yi nga xamante ne jàng nañu APT njëriñoo nañu ci APT waaye ni yemul tamit ci xale yi professeurs yi am nañu ci commencé professeurs yi wax dëgg ba ci kanam yàlla am na ñeneen xamuñu yoon nu ñuy gérer xaalis. dañ leen di fay seen payer seen salaire
seen salaire nee nañu day jeex balaa fin du mois waaye am nañ ci ay professeurs léegi ñi nga xam te ne ut nañu ay moto Jakarta ñu def trafic am na si ay élèves yu nga xam te ne formé la guñu loolu moo tax am na élèves yu nga xam te ne woon dañu daan ñaan fin du mois bu ne seen parents yi seen papa ak seen yaay di leen di jox waaye léegi ay xale yi nga xam te ne commencé nañu jaayantu dañu jënd ay mango fii nii ci CFP bu ñuy naan Forameka am na ci yenn xale nee nañu dañuy dem Diamniadio comme foofu croisement la dañuy jëndi ay mango ñu dem taaj ko ci croisement bi luñ ci am jël vraiment gis naa ne même amuñu ay xale yu nga xam te ne créé nañu seen propre entreprise mais ñu ngi ci ay micro entreprise ñu ngi seen petite entreprise te loolu ñun ñu ngi ciy kontaan vraiment dañ ci bëgg ndaxte pareegoo sa formation déjà yow am nga idée professeur bi sa première année d'expérimentation du projet parce que yow dañ nga jàngoon projet bi mois septembre nga def ci 10 jours ci 10 jours yooyu nga jàng yow nan ngay mën a jàpp ca xaalis ba yow léegi nga am sa propre projet Jakarta loolu vraiment ñu ngi ciy kontaan waaye pour ne la amaguñu déjà élève bu nga xam te ne créé na entreprise bu nga xam te ne dafa formel parce que yii nii dañ ciy def ñoom seen wàllu bopp mais formel guñu. jërëjëf Jean-Marie waaw Serigne. waaw li ma ca bëgg a dool tuuti xam nga waxoon naa njëlbeen nga. apte projet apte moom day formé day jàngale. day jàngal xale bi. wax naa ne la projet bi mu commencé ba léegi soo gisee Tamba maanaam Tamba ren la fi doo commencé. nee naa la ci première année lay commencé élèves centre formé yi nekk première année. ñu dugg première année centre de formation. ñooñu am na 4 modules yu leen war a jàngal. xam nga nooy gëmee sa bopp noonu nooy nekk nooy wax ak nit ñi ak yu mel noonu 4 modules. maanaam tey boo xoolee 4 modules yooyu tey ñi nga xam ne ñu nekk première année 4 modules yi jeexal nañ ko jàng nañ ko wax naa la aussi am na ay activités pratiques mooy li ma wax léegi. par exemple journée l'entrepreneuriat visite d'entreprise ma dem ci entreprise bi waxtaan ak borom entreprise bi noo def ba créer entreprise bi yan difficulté nga moon foo jaar bu mag si fii tey donc day baax gone gi di xam yooyu. xam nga wax naa leen aussi activité dam na yoo xam ne activité généraliste n'est pas de revenu parce que ci club yi. ak ci yooyu li nga xam ne moom la koy jàngal ci leçon ba moom lay jéem a doxal maanaam activité yooyu gone yi mën nañ ci école ñu ne tey comme ndey ñu dañuy boutique benn boutique scolaire di jaay foofu njaay moom xale yi ñoo koy gérer ñu wax leen maanaam nan ngay gérer xaalis nan ngay gérer marchandise nan ngay defee sa comptabilité ak loolu ak nangam tey li nga xam ne ngay investir nan ngay def ba bénéfice boobu noo koy gérer. maanaam déjà loolu ñu ngi leen koy jàngal kon ñoom première année la nekk tey suñu demee deuxième année ñu defaat yeneen jàngale yeneen module ba ni dem troisième année di génn ba nga xam ne bala ñoo génn parce que centre de formation 3 ans lay def bala ngaa di génn troisième année fekk projet bi accompagné la ci jàngal la xam-xam dimbali la aussi ba nooy wutee ba fa dimbali nga am stage li nga jàng ngay dem bu ko tëjee nga dem def stage ci n'est-ce pas ci entreprise yi yooyu day jàppale. kon maanaam ci wàllu produit ñun tey mooy 4 modules yi nga xam ne war nañu koy jàng première année jàng nañ ko ak yi nga xam ne war nañu ko def aussi ñu ngi koy doxal n'est-ce pas am na ñoo xam ne ñu ngi def boutique scolaire am na ñoo xam ne ñu ngi transformer ay produits du ko jaay donc njaayant moom ñuy jaay du dara mais doo bëgg xale bi déjà mu xam nan lay mën a téye xaalis nan lay mën a amee xaalis mais bu ko téye aussi bu amee xaalis aussi nan la ko mën a téye nan la ma def aussi ba li muy dugg nan lay def ba mu ñoŋ donc yooyu lañ koy jàngal ci ay leçons di ko jàngal aussi ci activité pratique kon nag ñun maanaam foofu déjà am nañ ci ay produits ñi nga xam ne aussi bu école tëjee fexe lijjanti leen ñoo xam foo xam ne dana mën a defee stage li bu fekkee def coiffure maa ngi def ñëw wala nu mu tëti ak loolu ak lépp ak bépp formation mooy def ñu fexe ba dugal la foo xam ni da nga fa mën a def stage pour la nga doon jàng nga mën koo pratiquer ba nga xam ni boo defee si 7 at bala ngaa génn centre ba vraiment da nga nekk ku xarañ koo xam ni wax dëgg yàlla même boo amul liggéey ci nguur gi da nga mën a wut loo xam ne yow moom ngay doxal sa bopp. fàtte naa ne aussi da leen jàngal aussi nan ngay wutee xaalis nan ngay dem ci fexe ba dem ci banque yi ba am financement bi yëpp di leen koy jàngal ba nga xam ne daal xale bi daal balaa génn ci école bi daal wax dëgg yàlla dana am jumtukaay yi mu war a am yëpp dana xarañ ba nga xam ne moom li mu bëgg dana xam ban yoon lay jaar pour am loolu su ko amee aussi dana xam nan la ko mën a téye ou bien nan la ko mën a ñoŋale loolu mooy objectif u apte donc ay programme yoo xam ne dana koy jàng maanaam day tàggat gone gi muy xale ba nekk ci collège ba
mbaa mi xale ba ne kay jàng formation ba nga xam ne xale bi nekk ci école bi bàggee 3e dana xam fan la jëm parce que dana ubbee ko ci àdduna su bëggee continuer dana continuer njàngam su xoolee ba xam ne moom mënut a continuer njàngam dina xam ban formation moo def fan la mën a dem ba def formation boobu. kenn nekk ca centre bay jàng aussi bis bu demee ba mu liggéey dana xam nan la mën a sàmm liggéey boobu nan la ko mën a téye ba mu liggéey aussi dana xam ban yoon lay jaar ba mu liggéey boppam ba nga xam ne ëllëg dana mën a jëriñ boppam ba jëlaat ñeneen ñoo xam da leen di liggéeyloo donc maanaam projet ab day ñëw tàggat gone gi da koy tàggat ci lépp nag ci xam-xam muy aussi mu tàggat ko nan la koy jëfandikoo maanaam da koy essayer ci école ba ci activité pratique. waaw kon nag nee naa la tey première année bi mooy première année Tamba maanaam boo demee Kédougou tey Kédougou ñu ngi seen 2 ans xale yi doon 6e daaw ñu ngi 5e ren xam nga kenn nekk xale après kat nekkoon centre formation première année tey mi ngi 2e année mais projet bi moom Tamba ñi élèves première année yi ñoom ci lañ nekk noonu maanaam lan waroon jàng nañ ko ñoom première année ba jeexal ko fi mu nekk nii bu demee 2e année nag ñu jàngalaat leen yeneen ñeent modules yi des bu demee 3e année ñu jàngal leen module ba ca des parce que juróom-ñeenti module war a jàng ñetti at yooyu ñeenti at yi premier at bu njëkk bi jàng nañ ñeent yi ñu war a jàng bu demee 2e année jàngaat ñeent yi ñu war a jàng suñu demee 3e année jàng ba ca des xam ne balaa génn da fekk mu jeexal juróom-ñeenti module yëpp yi nga xam ni day tax moom bu génnee am jumtukaay yoo xam ne dana mën a taxaw am xarante goo xam ni fépp mu bëgg a dem dafa mën a dem ak lépp lu mën a gérer dana ko mën a gérer ba ci xam-xam ak ci jëf waaw ci jikko surtout jikko valeur ak ci xam-xam bu amee xaalis aussi dana xam na la wutee xaalis bu amee xaalis nan la koy téye ba xaalis boobu ñoŋ waaw yooyu daal maanaam bu jàngee juróom-ñeenti module yooyu daal apte projet bi dana def loolu dana def ci bopp gone gi waaw. jërëjëf Serigne Mbaye di wax rek ne dañuy dégluwaat tuuti rek tëgg ak woy daal di dellu si waat ak yéen. xam nga ne fii dina dellu si waaw yaakaar naa Omar Pène dëggal na ko nee na loolu mooy fulla te noonu la war a demee kon mbokk yéen a ngi déglu ba léegi seen rajo rural bu Ñaan FM fréquence bi di 92.8 kaddu gi jógee fii ci Koumpentoum ñu wax leen ne leen tey ji waa projet apte la ñu dalal fii ci këru rajo rural bu Ñaan FM nee naa leen àllarba bu jot li ko dalee fukki waxtu yu toftal ñeent fukki simili ak juróom danañ jotaayu ak ñoom ci li nga xam ne moo jëm ci yënguy projet apte ci li nga xamante ne nag mooy suñu jotaayu tey ñu ngi dalal kii di Jean-Marie Biagui ak kii di Serigne Mbaye Sy Guèye di wax rek ne numéro WhatsApp bi nga xamante ne ku ci bëgg a laaj say laaj mën nga fa bind say message yónnee ko fa wala nga def sa voix yónnee ko fa mooy 77 807 95 14 77 807 95 14 mooy numéro WhatsApp bi nga xamante ne da ngeen fa mën a yónnee seen ay message moo xam vocal la wala bokk nu mën a demee di fàttali rek ne ñoo ngi fii ci këru rajo rural bu Ñaani FM fréquence bi di 92.8 comme ni ngi leen ko waxee rek dañuy daal di dellu siwaat ak li nga xamante ne mooy suñu jotaayu waxtaan doyen li nga xamante ne moom la ñu tuddee la calebasse aux lettres moom lañ bëggoon nga tojal ñu présentation concept bi ak modalité yi wala ma jox ko Jean-Marie waaw kon doyen. waaw xam nga calebasse moom boo ko déggee calebasse maanaam. xam nga leket daal. aux lettres maanaam legetub lettre la rek leget goo xam ne yow lépp loo xam mu ngi ko waxee léegi rek lépp loo xalaat mbaa loo bëgg a xam wala loo bëgg a saytu soo ko fa nga def ko ca leget ga soo ko bu ko ci defee suñ ko fekkee ci leget ga ah dan la ca tontu maanaam loolu daal mooy yëkkati comme ni ko waxee rek daal képp koo xam ne am nga loo bëgg a xam ci projet bi képp koo xam ne am nga loo bëgg a laajte wala loo xam ne dafa la ci lëndëm soo ca boo fa wootee maa ngi sànni fa sa bataaxal danu la tontu maanaam ci tënk boo ko defoon dëkk yow noonu laa loon ko mu tëddee maanaam dunoo bëgg daal que waxtaan wi bana yem fii rek ci rajo bi maanaam di continuer
ba nga xam ni fépp foo mënta nekk muy élève muy parent d'élève ak képp koo mënti doon lépp loo xam ne war nga xam ci affaire entrepreneuriat mbaa xam bëgg affaire formation mbaa xam ci bëgg xam ci projet bi à tout moment boo fa bàyyee sa laaj dana la tontu maanaam doo bëgg daal suñu diggante ak askan wi nekk diggante bu continuer di yem ci émission rajo rek mais toujours dafay continuer xam nga communication mën naa nekk rajo ba mën naa nekk ci téléphone mën naa nekk léegi WhatsApp yooyu yëpp day nekk loo xam day tax nit ñi di waxtaan di diisoo fu mënti nekk donc Calebasse aussi foofu lay tënku rek maanaam ba nga xam daal ñu suñu diggante askan wi ba ne askan wi nag mooy toute la communauté éducative képp kuy élève képp kuy parent d'élève képp kuy autorité parce que élève moom ñëpp la waaw communauté bépp la. Jean-Marie lan nga ci yokk. lu ma ci yokk mooy Calebasse aux lettres comme ni ñu ko gisee leket la leket moom lépp lay jël mun na jël sow mun na jël lekk waaye si leket boobu noonu ñun daf ñuy permettre daf ñuy may ñi mën a xam kii nii di woote ndax xam na luy ci jëm ci projet bi wala xamu ci dara ci xamee dara tamit moom lan mooy xalaatam ci xamul dara ñun lan la ñuy def ba ñu tax mu xam ndaxte ñun ñu ngi ci phase pilote comme nu mu ko waxee te phase pilote bi du école yi yëpp ñoo ci bokk déjà soo gisee ñun fii CFP mooy centre de formation professionnelle ñun moom la ñuy liggéeyal instant bi waaye ñun ñu ngi jëm ci lu ñuy naan phase de uniformisation pour ñu uniformiser yooyu yëpp pour yi ñëpp ñi mën a bokk faa nag ñi laajte ñi bëgg a xam lan moo tax yeneen écoles yi bokkuñu ñu andi leen ay tontu suñ ci paree lan moo tax yéen ngeen di def lii nii ci projet bi parce que soo déggee doyen lu mu wax ñun 10 projets 10 modules la ñuy jàngale ci 10 modules yooyu am na module bu nekk nu mu tudd lan moo tax ngeen di jàngale module bi nan ngeen koy jàngale parce que ñun am na ay professeurs yi nga xam te ne dañu jàng loolu université entrepreneuriat bëgg nañu ñoom tamit ñu xam ñun suñu méthode bu ñuy utiliser ndaxte ñun soo gisee ñun nu ñuy jàngale c'est l'approche par les compétences l'approche par les compétences ak moo yomb élève bi da ngay ñëw nga laajte ko lu mu xam ci lii yow doo ñëw rek ne ko bii lii laa bëgg a jàngale mën na am ñeneen du ñu jàngale noonu yaa ngi gis waaw léegi ci ay wax yi gàtt rek noonu laa ko mën a wax quoi la Calebasse aux lettres day mën a jël ñëpp te mu ngi déglu ñëpp képp ku am laajte rek ci biir projet bi wala lu jëm ci projet bi ñu ngi lay déglu ci ak Calebasse aux lettres. man tey su ma doon laaj ndax ki nga xamante ne jàng na ba bàyyi jàng dégg projet bi ndax mën na ñëw approché wu CFP yooyu pour mën a def loolu nga xamante ne moo di étude entrepreneuriat. waaw xam nga wax naa ko ci njëlbéen nga xam nga Sénégal école bi ko mos a yàgg soo xel mooy da ngay jàng ba yëkkit mais doo xam doo may def dara su la loo man nga ni mënuma dara da ngay jàng ba am yenn at yi mais doo xam lan la man laa war a def. dem naa troisième fan laa ban jàng laa war a continuer xam la te loolu pour nga am ko mooy nga xam ni man soo màggee lii laa bëgg a doon soo màggee nga ne maanaam soo màggee bëgg naa doon médecin da nga bëgg a doon médecin kon war ngaa xam ban yoon war na laa jàngal ban yoon la médecin bi jaar ba nekk médecin ba xam ne yow mii nga ne tey su ma bëggee nekk médecin kon lii laa war a jàng nii laa war a def jikko yi laa war a am nii laa war a jàng nii laa war a góorgóorlu xam la ba ëllëg su ma mën a nekk médecin yooyu aussi xam nga daanaka école daawul ko jàngal day ko dem ba université mais xamoo looy def loo mën nga ne man maa ngi nii dafa méngoog na aussi que doo nekk jamono boo xam ne njàng mi dafa changé ñun bu njëkk da ngay jàng di jàng dem rek waaye léegi boo dikkee même ci école élémentaire yi dañ fay def approche par les compétences maanaam da ngay jàng loo xam ni ëllëg dañ la mën a jëriñ njàng balaa am importance rek dafa lay mën a dimbali nga mën a régler problème mais su fekkee li ngay jàng mu laa régler benn problème njàng moomu amul sens da nga yàgg dégg ma ngi naan yow seen njàng mi lu mu lay jëriñ donc loolu tey école bi dafa soppeeku école léegi dafay jàngal xale bu mu xarañ li lay jàngal nga mën cee régler ay problème ci àdduna parce que loolu jàng dariñ
langue sax boo koy jàng dafay fekk langue boobu mën laa régler problème waaye làkk tubaab rek te mun laa lijjanti dara du loolu. donc module yi li ñuy jàngal xale bi ci projet bi ci approche ci foofu lu ko tënk ci xarañte lay jàngal nan ngay mën a xarañee ba nga xam ne yow tey boo nekkee ci boo amee benn problème nga xam problème boobu noo koy régler sa njàng moom lan la mën a jëriñ. donc projet appelé maanaam loolu la projet la boo xam daal moom ci affaire formation encadrement ci lépp loo xam ne dafay dooleel xale bi yokk ay jikkoom yokk ay capacité am yokk ay compétence am ci lépp lu jëm ci entrepreneuriat rek boo ko xool valeur yi ngi ci lépp ngi ci waaw. am na benn fànn boobu aussi xam nga boo nee entrepreneuriat da nga mën ngaa xalaat xaalis mais xaalis aussi boo ko amee nan ngay gérer xaalis boobu xam la yooyu aussi dañ ko am na benn partie après boo xam ne dañuy jàngal gone gi éducation financière maanaam boo amee xaalis nan nga koy téye ba changer jikko yi parce que su diggante xaalis dafa xaw a yàqu donc xale bi bu nekkee xale ci très tôt war na koo jàngal diggante moo xaalis nan la bu bëggee xaalis bu jëriñ ko nan la mën a sàmmoonteeg xaalis boobu yooyu aussi dañ koy jàngal parce que ci activité pratique yi am na xale yi dem genre tontine yu ñu xam seen groupe yi xam tontine la maanaam tey xale bi ñu ko tey boo amee ñaar fukki dërëm yi sa papa jox war ngaa mën a jaay juróom ya denc juróomi fenn maanaam dañu koy jàngal épargne am nga fukki dërëm tey mais bul jaay fukki dërëm yi jëlal jaay juróom yi nga jaay juróom yi am na ci biir ci projet bi ci classe yi ay groupe yu ñu tuddee ay groupe silk groupe d'épargne xam ne ñoom ñooy dañuy naan chaque àllarba ku nekk indi juróomi dërëm yi nga dajale sa xaalis da nga koy épargner su demee xaalis booy neexee ñun tey ñun dañuy jënd suñu saa ndox di ko jaayee suñu bénéfice ñu yokk ko ci liñ denc boo ko tëjee ku nekk la nga dencoon ñu am nga fa nangam jooju bu neexee ñun nangam jooju kon duñ koy jël boo ko tëjee ñu fay suñu jënd suñu fourniture mbaa nangam duñ koy jël boo ko tëjee au lieu que sama papa def fay inscription ñu jël ko ñun fay ko suñu inscription déjà donc yaa ngi jàngal gone gi yaa ngi ko jox jikko boo xam ni day tax ëllëg mu xam nan lay mën a amee xaalis nan lay denc xaalis ak nan lay maytoo bor wala bor bi ngay jël aussi boo jël bor aussi nekk bor boo xam ne dafa lay jëriñ. xam nga loolu mooy tey éducation financière ñun même mag ñi sax jàngaluñu n'est-ce pas jàngaluñu loolu tey jii am na mag ñoo xam ni ay professeurs yoo xam ne bi ñu commencé jàngalee module apte yi ci la ñu commencé di changer di yeewu ñun ñëpp amuñu culture épargne da ngay leb rek di wëy xam nga donc loolu la da nga am xaalis mais xaalis bi doo xam loo ci def mbaa doo ci loo xam dafa lay jëriñ mbaa doo xool na la xaalis boo mën a ñoŋee ba mën laa jëriñ dara ëllëg yooyu donc dafa laaj am njàng. école bi mos koy jàngale ci projet ab dafa dugal ko ci école bi nag nga xam ne gone gi bu nekkee si yëm déjà ñuy bi boppam ci yooyu di ko ci yar boole ko aussi muy nekk ay groupe ay moroom yu nekkal aussi jàngal ko naan solidarité yooyu aussi ay valeur la yoo xam ne xale bi du fa am bu ngeen nekkee ñaar fukk nga ne man ne tey am naa fukki dërëm waaye léegi juróomi dërëm man dama koy denc sama xaalis la yoo ko bu ma ko dencee maanaam épargne boo ko tëjee bu ma seetloo dinaa ci am dara loolu dinaa ci ma def dara waaye juróomi dërëm ci des da naan la man kat dana groupe bi dafa am caisse solidarité ñun ñaar fukk lañu bu chaque àllarba na ko nekk juróomi dërëm def ko ci caisse solidarité ba mooy maanaam ñun groupe bi ñu ñaar fukk bokk groupe bi ku ci am problème ay xëy lan de ku ci am problème tey nga ñëw amoo kaye waaye tey amoo bic mbaa tey nga feebar ñu bind la ordonnance boo xam ne peut-être téeméer la jar wala ñaar téeméer la jar soo dikkee boo waxee ci groupe bi mooy jël kees ga solidarité ba jox la ni la demal jënd sa ordonnance bi mbaa demal jënd kay demal jënd bic du dara nag ay juróomi dërëm la ay ñaar dërëm ay fukki dërëm du dara waaye dañ koy def pour jàngal xale bi la notion de solidarité su ngeen nekkee da ngeen war a jàppalante donc valeur yooyu su ko xale bi màggee dana tax ëllëg mu mën a xam nan lay nekk ak ay moroomam ak nan lay dimbalante ak nan lay mën a dimbalante ak ay moroomam donc yooyu aussi dafa nekk volet boo xam ni dafa am beneen partenaire bu naan Catholic Relève Service CRS lëkkoog EDC moom moo yore lépp loo xam ne dafa jëm ci éducation financière maanaam njàng mu jëm ci koom-koomu xaalis noo koy wutee noo koy amee noo koy ñoŋalee ak loo xam ne aussi ay valeurs de solidarité parce que li nga wax après aussi ay jikko lay jàngale ay valeurs ay solidarité ak honnêteté nit dee maandu nit dee am jom nit day am sens solidarité nit bu la dénkee xaalis da nga xam da nga war a nekk honnête nangam yooyu donc dafa nekk ay valeur te valeurs yooyu képp kuy entrepreneur da nga am war a am valeur yooyu donc valeurs yooyu la ñuy jéem a développé ci xale bi ba noppi nag aussi développé ay capacité ak i compétence ay xarañ
ba nga xam ne yow da nga xam nooy ba ëllëg si biir nan ngay jiitee ëllëg si biir nan ngay war a liggéeyee ëllëg si biir nan nga war a comporter ak seen morom ëllëg si biir nan nga war a comporter sa bërëbu liggéey lan nga war a moytu ak lan nga war a def tey bu demoon tey ba nga xam du laa jël ceeb liggéey war nga xam ne war nga jàngale yow bu nekk ci liggéey lii mooy sa àq ak sa yelleef waaye nag kay liggéey lu aussi ñu xamal ko ni moom lii mooy àqam ak yelleefam loolu aussi dafay nekk ay valeurs ay capacités ay compétences attitudes yoo xam ni module yi daf koy jàngal xale bi waaw ci théorie mais da koy jëf aussi ci école ba ci pratique ba nga xam ne bu génnee ba pare day nekk vraiment xale boo xam ni vraiment taxaw na am na jikko wala ay compétences yoo xam ne vraiment dana mën a tax ëllëg mu xam fan lay teg tànkam. jërëjëf sëñ Mbaye xanaa fàttali numéro WhatsApp bi rek 77 807 95 14 77 807 95 14 damay daal di dellu siwaat ak Jean-Marie bëggoon naa itam nga wax ma maanaam ban étape ngeen jubluwaat ci projet bi maanaam prochaine étape du projet soo paree it nga gën maa leeralal laaj bi ma laaj Serigne Mbaye Sy ndax man mi nga xam ne jàng naa ba bàyyi sama jàng dégg naa entrepreneur apte ci li nga xamante ne moom lay yëngatu ndax am na ay centre de formation yoo xamante ne man mi jàng ba bàyyi jàng dégg affaire bi mu intéressé ma mën naa ñëw bindu foofu ngeen formé ma ci sama àdduna. waaw man ci laaj boobu sax laay njëkkee ndaxte sa laaj bi daf ma neex trop nga bàyyi jàng nga nekk fii biir Koumpentoum mën ngaa dem jàng ci centre bu la neex. yow yaay xool lu ñuy naan filière bu la neex nga dem jàng foofu mën na am nga mu doon couture restauration agri élevage wala mécanique yow yaay xool filière bu la neex kon tey jii nii warul nekk yow da nga bàyyi jàng lu ñu tuddee l'enseignement général léegi yow yeneen écoles yi dañu tëj seen buntu pour yow non. yeneen écoles yi ubbi nañ seen loxo ñu ngi lay accueillir ñu ngi lay xaar pour déwén dès octobre nga dem jàngee foofu waaw lu may ñëw sur les prochaines étapes du projet le projet après le déroulement des cours les modules léegi dañuy jëm sur les prochaines étapes instant yi mooy le placement en stage xale yi yu première année yi yëpp dañuy uti su nekkee yow filière couture nga def dañuy uti benn atelier te ñun dañuy liggéey ak lu ñu tuddee les CAI les cellules d'appui à l'insertion les CAI mooy professeur ñu nga xam te ne ñooy liggéey ci wàllum stage ci école yi ñoom ñooy yëngu lépp ci wàllum stage ñoom ñooy def tamit ay convention ak entreprise yu war a recevoir ces stagiaires là ndaxte doo jékki-jékki rek ne damay dem stage par exemple Sénélec te yow Sénélec xamul sa école il faut mu am ay kayit yu jiitu yow sa stage bi loolu mooy ay convention tamit ay traité ay négociation yëpp CA yi ñoo leen di bind ñoo leen di harmoniser yóbbu leen foofu comprendre nga léegi ñun suñ jógee ci stage yi dañuy activités yi dañuy wàññeeku mais tamit ci prochaine étape yi mooy li ñuy nekk nii di def les émissions rajo ndaxte pare nañ ci jàng bi ak jàngale bi léegi dañuy déglu c'est-à-dire dañuy invité ay nit ay professeurs dañuy invité ay apprenants ñu ñëw ñu wax nit ñi ñoom lu ñu jot xam ci ab module nu ñu leen jàngee ak ñoom lan lañ ci gis lan la leen njëriñ quoi en quelque sorte. waaw dama ca bëggoon yokk dara maanaam li nga naan xale bu dem ba bëgg a jàng formation wax naa la loo xam ne sax bokkul li nga xam ni moo gën a soxal moo gën nekk importance projet bi ndax wax naa la boo jëkk da ngay jege xale boo xam ne day dem ba 4e 3e mu bàyyi jàng parce que xam na ni dem na ni xam ne mënut a jàng mu bàyyi mais su bàyyi aussi du xam lu muy def parce que te école waruñu ko yoon maanaam avec projet apte nag gone gi déjà bu nekkee si bu dugg école bu nekk 6e balaa nga 3e dana wan ay yoon ni ko kat yow de boo demoon tey ba nga xam ni gisoo sa bopp njàng mii maanaam enseignement long bi am nga possibilité def formation parce que boobaa dana xam ne am na Tamba am na fi ay centres yoo xam ne naa faa dem su bëggee maanaam tey dama bëgg a nekk dama bëgg couture
dana avec projet am dana xam ne mën naa war naa ma def centre bi day jàng couture ma jàng couture war naa ma def restauration war naa ma def coiffure maanaam li ngay wax nii ñi nga xam te doo bëgg du former mooy ñi nga xam ne ba ñuy jàng xëy na seen xel nekkul ci woon nii soo mënta réussir ci matière bii war naa ma def formation mais tey gone yi nekk ci projet bi classe yi nga xam ne ci la projet bi intervenir dañu ubbi seen xel ba nga xam ne ñoom bu nattee seen bopp ba xool lu mën ak lu mënul dañu xam ne aussi mën naa jaar yoon bii wala mën naa jaar yoon bii su fekkee ni fii laa mën a jaar te man xam naa ne sama bopp man fii mënu faa jëm kon balaa maa tardé mën naa war a jàngi couture war naa mën a jàngi mécanique mën naa war a jàngi électricité bu dee jigéen war naa mën a defi coiffure xam la dem jàng formation dana parce que dana xam ni kat sama dëkk ay centre de formation ngi fi te centre de formation yi déjà dañu ubbi ci yan filière nga fa mën a jaar maanaam ci gàttal mooy ñi nga xam ni nekkuñu ci école yi nan xam ni am na ci seen dëkk xëy na boo am Koumpentoum Tamba am na fa ay centre de formation yoo xam ne formation bëgg a def boo demee dana la ko jàngal xale bi nga xam ne même boo nekkee collège nga xam ne yow mënoo réussir mënoo arrivé du la war a daal soo bàyyee jàng wala leen nga xam ni mën a jàngi tailleur wala mën a jàngi mécanique wala mën naa jàngi électricité su ma demee Farameka mbaa su ma demee CFP mbaa su ma demee Don Bosco wala ISETA mën naa fa jàng li mën naa fa jàng li apte dafay nekk loo xam ne moom day ubbi xale bi ci loolu ni ko Jean Marie waxee léegi aussi activités yi maanaam du ko ne xëy na tey école tëj na waaye ñi nga xam doo nekk centre de formation yi nekkoon ci projet bi tey apte day lëkkoog ay entreprise lëkkoog ay société yoo xam ni pour wutal leen ay stage wax na ko xam la loo xam ni ci bër gi nii bër du bër goo xam ne day toog rek mais bër goo xam ne day lan jàng ñu jëm koo appliquer mbaa ca stage bi jàng fa leneen bekk en attendant école di tijji bu dee nag ci wàllu projet bi la waxee projet bi tey fi mu toll mooy xëy na jàngale module def activité pratique ci école du école région bi yëpp dajul aussi région bi yëpp mais fan jëm mooy bu demee ba 2021 maanaam ñu natt expérience bi ñu jot a def natt ko saytu ko xool li ci jubbanti ci li nga xam ne moo ci rëq état gouvernement Sénégal xam ci xalaatam mooy nan la koy lawale ci école bi yëpp ba nga xam ne entrepreneuriat ni mathématique ni science ni calcul ak ni yeneen matières yi nekk ci programme bu gone gi dafay bokk ci programme mu gone gi foofu lañ jëm à partir 2021 te déjà nguur gi mi ngi ci commencé liggéey du xool nan la koy dugalee ci n'est-ce pas ci programme bi ak nan la ko mën a yaatale ci école Sénégal yëpp. parce que nag monsieur Ndaw suñu école moom li catam moo doon lenn da ngay jàng ba yee kayit njàng moom doo xam lu mu lay jëriñ n'est-ce pas. école bi aussi bu njëkk daan jàngale rek waaye du jël en charge li nga xam ni moom la doomu aadama gën a war a soxla nan ngay mën a lijjantee ses problèmes bopp. nan ngay mën a monter ses propres affaires xam nga yooyu école mosu ko jël en charge projet mel na projet apte nag dafa bëgg yooyu gouvernement bi dugal ko ci njàngu gone gi ba nga xam ne gone gi bu demee ba am yenn at yi wala ba toll fenn njàngam dana mën a jëriñ boppam mbaa mu jëriñ ki muy liggéeyal mbaa mu jëriñ société am parce que ñaar moo fi am nga liggéeyal nit liggéeyal gouvernement mbaa nga liggéeyal nit moo la employé n'est-ce pas moo la embauché mbaa yow nga dem ba mënal sa bopp defal sa taxawal sa propre affaire bay jëli nit di leen liggéeylu dem ba nekk yow chef d'entreprise xam nga loolu ñu bari dina yaakaar lu jafe la parce que noo xamul moo tax ñu jàngal gone gi ni ko lii ngay wax ni du pourtant lu yomb la de mais ñun du noo tardé école mosu la koy jàngal entreprise mooy li la bëgg a def nga commencé lu ndaw la nga commencé su fekkee ne tàggat nan la ba nga mën koo ñoŋal da nga dem ba ëllëg nga mu nekk lu rëy da nga dem ba ëllëg ngay jël ay nit di leen liggéeyloo kon dafa laaj ay valeur ay jikko li nga waxoon loolu jikko yooyu nag moo manque souvent ci école bi jikko yooyu la ñuy ba apte bëgg tàggat ci xale bi mais pour tàggat ko aussi nag da nga koy jàngal rek mais jàngal bi di koy ñëw ci ndaw waxtaan ne ma de mooy commencé ci ay jaay beñ laa commencé woon di am di fortaatu ay téeméer ay ñaar téeméer tey ñu gis ndaw yore nga nu magasin nekk nga ne entrepreneur xam nga loolu ndaw moomu di ñëw di waxtaan ak gone gi mbaa gone gi dem ci ndaw di ku waxtaan fi ndaw di jaar ak jafe-jafe yi am ba tey ak fi mu toll mooy wane xale bi yow itam ëllëg fi ndaw jaar war nga faa mën a jaar mais pour nga jaar il faut ñu tàggat la donc aptum day ñëw pour day tàggat gone gi ci xam-xam ci théorie tàggat ko ci jëf tàggat ko ci jikko
ba nga xam ni ëllëg da mën a boppam mënal boppam loolu mooy nu mu tëddi entrepreneur nag mooy wut taxawal dara ñoŋal ko la nga cay ruus aussi nga ñoŋal ko maanaam la nga cay am la nga cay gagné nga fexe koo fructifier ba am ci bénéfice ba nga ci am aussi noo koy téewee kon nag ci gàttal maanaam entrepreneur foo ko déggee rek moom mooy dafa laaj xarañte dafa laaj ay jikko dafa laaj ay valeur dafa laaj yu bari loolu nag boo ko jàngul doo ko xam loolu nag ci la gouvernement bëgg a jug tey bi nga xam ne xale bi dès la 6e ñuy def jikko yooyu ci moom kay jàng métier aussi formation xam ne ñoom 3 ans yi def bu commencé première année ñu commencé def ñoom jikko yooyu di ko tàggat ci yooyu ba nga xam ne bis bi demee ba 3e année ba am diplôme am dana xam fan lay jaar comme ni ko gone gi waxee léegi rek dina xam fan lay jaar pour ci liggéey dana xam nan la mën a jëflanteeg banques yi ba am financement bu fekkee état bi moo ko jël aussi dana xam nan lay téye liggéeyam financement bu aussi xaalis bi nga koy jox dana xam nan lay utiliser xaalis boobu ba xam ne ëllëg dina ko jëlee ci bénéfice jëlee ci njëriñ donc dafa nekk ay compétences ay attitude ay jikko yoo xam ne entrepreneur daf koo laaj soo ko jàngul nag doo ko xam école bi nag mus koo jàngale tey moo tax gouvernement bi indi projet bii xam nga APT moom day ñëw pour jàppale gouvernement bi ci projet boobu waaw. merci Serigne Mbaye yaakaar naa ne waxtu wi ndar képp si na xanaa rek ñu bàyyi rek Omar Pène mu dégtalaat ñu tuuti wéy ñu daal di ñëwaat ak yéen ci fi ñuy tàggatoo. jërëjëf Omar Pène mbokk yi yéen a ngi déglu ba léegi seen rajo rural bu Ñaani FM fréquence bi di 92.8 kaddu gi jógee fii ci Koumpentoum nee naa leen tey ji ñoo ngi nekkoon ak ñi nga xamante ne ñoo di suñuy gan yi bàyyeekoo ci projet boobu ñu naan APT. APT nag comme ni nga leen ko waxee rek moo ngi fii ci Sénégal di yëngatu si jàngale li nga xamante ne moo jëm ci naka la ñuy tabaxee doomu aadama bi bu ñu ko waxee buñ yemu rek ci entrepreneuriat parce que entrepreneuriat bu ñu ko waxee ka koy yore dafay fekk mu doon nit te it dañu ne balaa nga nekk nit da ngay nite soo nite wut mënoo nekk nit te nit moo mën a yore entreprise saytu ko ba du yàqu si ay loxoom du seey si ay loxoom ndax léeg-léeg nga gis koo xamante ne sax si mbedd mi day tàggoog sagoom ñu ne lan la ñu ne kii kat dafa amoon alal jékki-jékki alal ba yàqu xamatut lan la moo tax mu perturbé wala mu perte réseau loolu moo ko dal nii. léeg-léeg nga gis koo xamante ne dafa tukki woon am foofu alal ñu xëy jël ko moom mu bàyyi foofu alal ba parce que alal dafa neex si xol. tey jii nga dajale ko di ko dajale ba mbëri mu xëy benn bi seey loolu mun na rey doomu aadama mun na dofloo doomu aadama su ma déggee bu baax nag APT dafa ñëw ngir tàggat doomu aadama bi balaa muy am alal boobu fan la war a mën a jaar ba am ko su ko amee it nan la war a mën a def ba saytu ko ba bu mu yàqu si ay loxoom loolu yaakaar naa ne li ñuy wax ne jàngal ma ni ñuy nappee moo may gënal di ma may jën saa su ne ci la APT nekk defar doomu aadama bi ba mu mën a wutal boppam amal boppam di jëriñ boppam yaakaar naa ne moo gën te loolu lu am solo la. tey jii ñoo ngi woon ci li nga xamante ne moo di présentation projet bi ak li nga xamante ne moo di reportage yi nga xamante ne jot nañ ko fi woon a amal ci li nga xamante ne moo di thème yi nga xamante ne nii neen amal nañu ko APT Sénégal di ko fi def. nee naa leen àllarba bu jot li ko dalee fukki waxtu ak yu toftal ñeent fukki simili ak juróom incha allah si lañ ko fas yéene di amal muy àllarba bu jot li ko dalee fukki waxtu ba fukki waxtu ak benn wala boog fukki waxtu yu toftal ñeent fukki simili ak juróom ba fukki waxtu ak benn yu toftal ñeent fukki simili ak juróom muy benn waxtu. di wax ne ci biir loole nag thème bi nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee mu ngi jëm rek ci découverte APT Sénégal maanaam xam lan mooy APT Sénégal yaakaar naa ne tey li ngeen fi wax lu am solo la
ba yaakaar naa ne ñu si bëree bëri tey ji bu fekkee ñu ngi déglu rajo bi xam nañ lan mooy Aptu Sénégal lan moo ko tax a jóg fan lañ ko mën a fekk si yan diiwaan ak si yan école ak itam bu fa jógee ko lan lay def si doomu aadama bi loolu yëpp nekk na loo xamante ne lu am solo la. li nga xamante ne nag mooy jamono yii ñu toll Jean-Marie wax na ko nee na tëj nañ école yi la des mooy di def ay émission de sensibilisation ngir nit ñi mën di woote di laaj di xam naka la ñuy mën a def seen ëllëg. numéro WhatsApp bi nag 77 la 807 95 14 77 807 95 14 di leen wax itam nag ne suñu jataayu beneen bi nga xamante ne mooy ñëw mu ngi jëm rek ci suñu prochaine émission l'orientation scolaire ak professionnelle des jeunes enjeu bi ak défi bi loolu moom la ñu fas yéene waxtaanee beneen jataayu waxtaan xanaa rek ñu bàyyi doyen yan kàddu lay tàggoo askan wi koy déglu. waaw jërëjëf sëñ Ndaw xam naa ni am mbégte encore rek mbégte ñëw tey ci Koumpentoum def suñu première émission La Voix d'Apte kontaan trop ci dalal bi nga ñu dalal di njukkonte aussi di dellu njukkal waa Koumpentoum yëpp. dama ciy profité nag di nuyu sama mbokku inspecteurs yi fi nekk parce que inspecteur de l'éducation la waaye inspecteur de l'éducation parce que projet éducation la xëy na Koumpentoum amul centre de formation rek mais c'est un projet du ministère de l'éducation nationale c'est un projet également du ministère de la formation professionnelle xëy na Koumpentoum amul centre de formation moo tax mais sinon kon centre de formation bu nekk n'est pas quoi da ci bokk mais éducation moom loolu lépp la ñëpp la laal dana tax aussi peut-être dana xam ne aussi Koumpentoum aussi formation aussi dafa bokk ci njàng du jàng école rek mën ngaa jàng formation lépp ci formation la formation professionnelle donc maa ngi profiter de l'occasion bi di nuyu suma mbokk inspecteurs yi fi nekk yi nekk IEF commencé ko ci IEF ba ci yeneen inspecteurs yi di remercier aussi waa rajo bi di delloo njukkal aussi waa Koumpentoum yi dina xamal nag comme ni nga ko waxee rek émission yi moom toujours danañu fii def ak ñoom émission ci ay thèmes yoo xam ne peut-être yaakaar naa ni dana war a intéressé thèmes yooyu aussi après chaque émission aussi képp koo xam ne am nga thème mbaa loo bëgg a xam aussi à travers la calebasse aux lettres je pense avec numéro yi nga joxe ak numéro WhatsApp bi ak foo mënte ak loo mën ak jumtukaay bu mën utiliser rek yaakaar naa ni dana la ci tontu indi la ci ay leeral. ba nga xam daal bëgg nañ daal askan yëpp xam li yëkkati projet Apte li ci am solo nag mooy surtout parents d'élèves yi ñu xam ni xale dañ ko war a tàggat jàng aussi mën ngaa jàng ci école ba mën ngaa jàng métier mën ngaa def formation nga xam ni aussi gox ba nga nekk mbaa lu ko soriwul am na fa ay centre de formation yoo xam ni war ngaa fa mën a jàng métier ba nga bëgg ñu xam ni aussi xale bi xam ni aussi man de war naa mën a def dara. parce que gis naa nit def nii réussir fa kooku jaar ba réussir waaw mën naa fa mën a jaar ba donc n'est-ce pas ba réussir li bon daal mooy ni yàcc neesar comme ni koy waxee croiser les bras yaakaar ni lépp du la ko defal yow war a def benn effort mbaa boo defee effort aussi comme ni ko waxee rek du ñoŋ mbaa loo ci am mu yàqu xam nga loolu dafay ñëwaat dafay dellusiwaat rek ci jukko ci valeur dafay delluwaat rek ci xarañte ay compétence day dellu aussi ci comportement surtout comportement doomu aadama lu am solo la xam nga yooyu dafa nekk yoo xam ni duñ cee war di tàggat xale yi mag ñi sax am na parce que centre de formation ay mag a fa nekk day gis ñoo xam ne am ñi ngi sëy am na ñoo xam ne day soxna waaye ba tey dafay laaj rek ñu di tàggat ci wàllu comportement parce que entrepreneur ak muy liggéey ak mbirum xaalis dafa am comportement boo war a am ci jëf ak ay jikko yu war a làmboo yooyu nag aussi xale ba il faut nga ko ciy tàggat ci école ba nga xam ne su màggee ëllëg si biir dina xam fu mu teg tànkam loolu daal même ci gàttal mooy li nga xam ni moo gën a soxal projet am na nag xëy na danu mën a xuus ci yenn thèmes yi di kàcc yenn affaires yi au fur et à mesure émission bi dem kon une fois de plus vraiment maa ngi leen sant di leen gërëm di sant waa rajo bi di sant mbokk yi ñu déglu di yem foofu daal benn yoon. Jean-Marie. maa ngi dellu ne jërëjëf gouverneur bu Tamba ndaxte moom moo ñu ubbil kër gi ñu dugg ci kër bu ñuy naan Tambacounda maa ngi dellu di naan jërëjëf IA bu Tamba jërëjëf IEF bu Tamba jërëjëf préfet bu Tamba ak préfet bu Bakel
maa ngi ne jërëjëf tamit bépp directeur bu CFP bu projet bi di yëngu maa ngi ne jërëjëf professeurs yi ndaxte bu dul ñoom projet bi duñ ko mën a xam ci l'école yi maa ngi ne jërëjëf tamit jàngkat yi parce que jàngalekat mun na nekk ci classe waaye ku koy déglu su amulee tamit amul benn sens maa ngi ne jërëjëf tamit équipe projet bi képp fu mu mënta nekk tamit maa ngi koy ne jërëjëf te voilà maa ngi leen naan ñu ngi leen di déglu ci la calebasse aux lettres ñu ngi leen ciy déglu ci numéro bi nii 77 807 95 14 waaw bépp laajte bu ngeen am ak lu leen sonnal ñu ngi leen ciy déglu maa ngi ne jërëjëf tamit waa rajo bi waa Koumpentoum ñu accueillir tey ñu ubbil seen kër tey jërëjëf. jërëjëf kon nag yéen a ko déggandoor mu doonoon Jean-Marie Biagui ànd ak Serigne Mbaye Sy Guèye toogal fii projet APT bi nga xamante ne mu ngi yëngu ci tàggat doomu aadama bi ci mbirum entrepreneuriat di leen sant di leen gërëm yéen mbokku déglukat yi di wax itam nag ne ñu ngi jaajëfal képp ko xamante ne rek yaa ngi àndoon ak émission bi moo xam nga bind sa WhatsApp wala bindu la sa WhatsApp di leen fàttali numéro bi 77 la 807 95 14 bu leen neexee ngeen bind seen laajte ko incha allah dinañ leen si tontu seen mbokk seen xarit Assane Ndao moo leen nekkaloon ci xarala gi ak ci waxu bi di leen gërëm di leen sant ci déglu bi di leen ñaanal bëccëgu jàmm waaye di leen jox dox daje incha allahu àllarba bi di ñëw ci waxtu bi.